فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده إلى أن أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى كل من اختفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki Sénégal, mbokki jullit yi, kémtalaayal suñu xel ak suñu xalaat ñu ngi yëkkati nuyoo jëme ko ci képp ku dëkkee réew mi, rawatina kilifa yi, di leen ziyaara, di leen ndokkeel ci at mu bees mi, di leen massawu coono ndax jamono ji jamono coono la, te ñoom ñi nekk ci boppu njaboot gi coono bi yëpp ñoo ko yenu. ñuy nuyu nag xeetu Seydina Muhammad mu di julli di kenn génnul, nuyu peuple sénégalais, particulièrement ñi nga xam ni ñoo fi nekk sax fi demuñu fenn, teg ci ñi nga xam ni fi lañu bokk waaye dañu génn bitim réew. bu ñu ci jógee ñu teg ci njaal mu ñu yëkkati njaal moo xam ni Sénégal dëkku diine la, te ñaari kilifa yu mag bokkoon ci ñi nga xam ni leer lañu woon ci réew mi, giid lañu woon ci réew mi, ndimmal lañu woon ci réew mi, kaaraange lañu woon ci réew mi. suñu boroom def ci ñoom la ko soob. kiñ ci jëkk jaale muy Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, doonoon nit ku baax, ku jàmbure woon, ku taxawoon taxawaay bu rafet ci Laayeen, dundal fa lu bare, ñëpp fekke ko. daanaka lenn ci mbokkam daan nañ ko seede di wax ni ña fa toog di xalifa fi mu yóbbu yoon wa ñoom mënuñu ko fa woon yóbbu. loolu mës naa ko dégg ci maam Raan Laay, yal na yàlla yokk leeram, mu wax ko seede ko ci moom. ñu nit ñu topp ci dëggal ko rek, ndax nitu jàmm la woon,
kenn mësul dégg ci moom lu la naqadi bu ñu ci jógee ñu jaale Seyd Abdourahim Seck ca Ceneba moom it yàllaa ko fi indi moo ko fi jële kenn mënu ci dara mënul woon bañ a ñëw waaye mënul woon bañ a dem noonu la ko yàlla bëggee woon Ceneba bokk ci ëttu Cheikh na Ahmad Tijani radiallahu taala anhu di ëtt bu yàgg bu am cosaan am taarix boo tuddee taarixu tariqa bi fii ci Sénégal fokk nga tudd Ceneba doole ko ci maam Amari Ndaak ak fa mu jaar ba tariqa bi dugg Ceneba sax fa saxal fa la mu fa saxal lañ ca santaane woon ñu di ko taxaw di ko def su ko defee ñi jaale njaboot ga wan leen ni ñaar ñii ñu tudd fa ñu jóge ak fii ñu toog di wax ñoo bokk lépp dara doxul suñu diggante ndax li gën a foor ci li ñu bokk moo di baatub laa ilaha illa allah sayidina muhammad rasulullah ñaar yooyu kooko bokkal yàlla nee na defaral sa diggante ak ñoom ndax islaahu zaatil bayni fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha bu defee lii ñuy wax it dañu ciy def yàlla seede nag ni dëgg la ci ñun ñu ñaan yàlla ni ñu ko waxe woon léegi rek ñi dem yal na leen yàlla naq ci géew yu yërmandeem ba fa ñu nekk gënal leen fii ñu jógee te yàlla nañu xeeb lu ñu yóbbuwaale ndax lu baax lu yàlla nangu moom la nit di yóbbu ca yàlla di ko xeeb ndax la nga ci jële ñi fi nekkoon ak ñoom it yàlla bu seen yaakaar tas bi jaay nabil Mustafa bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu ñëw ci ñi nga xam ni ñoo di kilifa yi nekk ci réew mi kilifa nag bare na waaye dafay bare xeet kilifa yi nekk ci réew mi te ñun bu ñu dee wax jiital leen bu ñu dee def jiital leen mooy kilifa diine yi ñoom la ñu yàlla booleel ñi ci jiitu mooy ku fi nekk te sa askan di dellu ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ñu di la tudde sëtu yonent bi di la tudde shérif ñu teg ci ki nga xam ni gannaaw Seydi Hadj Malick moom mbirum Seydi Hadj Malick ci loxoom la ko yàlla jaarale yàlla nag moo xam la dox seen diggante dëgg-dëgg ba mu jaarale mbiram ci loxoom moo xamit mayu kooka na mu toll moo xamit mayu Seydi Hadj Malick na mu toll ñun daal rafetlu ak yaakaar lañ ci am muy Cheikh El Hadj Omar Fouti radiallahu anhu moom it njabootam tey Ceerno Bachiru Taal moo fa nekk di xalifaam
nuyu Ceerno Madani Muntaka nuyu suñu mbokk mii nga xam ni ñoo moom a dëkk muy Ceerno muy Sidi Bekay Kunte di nuyu Ceerno Ahmed Tidiane Ba ci Madina Gunaas amit nag ku nekk ci diggante bi di sang di ku baax mu di Ceerno Muntaka Bachiru Mbàkke nit ku baax la moom bëggoon naa wax ci moom lu bare waaye waxtu wi du ko laaj di nuyu sang ba ca Kawlax di xalifa Mahi Niass xalifa Mahi Niass di ko nuyu di ko gërëm di ko sant nit ku xam boppam nit ku jaar ci yoonu xam boroomam ak di ko wut loolu la fa donne ndax kër maam Abdoulaye Niass ku fa demoon tey di jeexaat doo fa for lu dul yàlla ak Cheikh Ahmad Tijani di ko ziyaara moog njaboot ga yëpp imam Cheikh Tidiane Cissé di ziyaara itam Cheikh Ahmed Tidiane Niass ca Léona Niassène ziyaare ko ndokkeel ko moom njaboot go fa nekk ku mel na Seyd Arabi Niass di ko nuyu di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla jàppale ci yan bi nga xam ni kenn tànn ko yàllaa ko tànnal boppam teg ko ci kawam nuyu sëñ Muniru Njigan xalifa maam Ahmed Njigan ca Thiès di ko ziyaara di ko ndokkeel ni ñu def ñëpp di nuyu sëriñ Daouda Mokhtar Laye di xalifa bii nga xam ni dafay soog a toog te door moo gën a jafe àggale lii mu sumb nag parce que yéene àggale yàlla na ko ci yàlla jàppale di nuyu Ousseynou Seck Assane Seck xalifa Cenaba bii soog a toog moom itam li ñu wax ci sëñ Mokhtar Daouda Laye moom la ñuy wax ci moom ñu teg ci sëriñ Ousmane Ngom Alhaji Ousmane Ngom ca Paal di ko xam ni ñoo bokk jataay bii ndax li fi am solo maamam ak Seydi Hadj Malick ko bokk taxawal ko ba mu taxaw waaye yàlla def na teew na ndax bi ñëpp teewee Serigne Bachir Ngom a ngi nii toog xam naa lim dafa mënul a ñàkk waaye bu ñu ne woon xeetu Seydina Muhammad rek ñëpp dugg Serigne Abdoul Aziz Touré ngante tax ndaw ñoo waroon a bokk jataay bii bu ñëwee du gan du jaambur lii fi am la fi am ci ñaari wàllam yëpp ñu nuyu imaamu ratib bu Dakar
di Papa Samb di nit ku baax nit ku dal ko effacé wu ku delloo boppam gannaaw te bu ko matul woon Ndakaaru duñ ko jiital moom it fa mu toog ay maga fa toogoon Alaaji Amadu Lamin Jéen ak ñeneen ak ñeneen kon ñun nuyu Alaaji Papa Samb dugal ci nag ilimaan yëpp bàyyiwuñu benn képp kuy ilimaan rek dugal nañ la ci biir ndax lii ñuy wax amul discrimination ñëpp jaamu yàlla lañu ñëpp ay bokk lañu innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum loolu la ñu yàlla wax su ko defee ña ca topp di mbooloo yi nga xam ni dañ ko sos te sos ko ci turu diine muy aljamiyatul islamiya yëpp di dund fii ci Sénégal mën nañu wax ni la ñu ciy jëkk a wax mooy ibadur rahman dugal ci ñi ci des ñëpp teg ca président daayira yëpp Sénégal fu bare daayira la waaye daayira yi ñu mën a tudd ñu boot daayira yi ci des mooy daayiratul kiram ak daayiratul ahmadiya ñu boot daayira yëpp ndax daayira bare na waaye daayira dëgg-dëgg sëñ Babacar Si radiallahu anhu moo ko jëkk a sos gannaaw baayam Seydi Haj Malik ca jigéen jëkka maam ko jëkka ba mu ne may seen góoru mbootaay dindi ngur dem ba jox leen Sidina Abubakar radiallahu anhu ñëw saxal loolu yaatal ko wax digle na mu war a doxe fàttewuñu ñu boole ci ki nga xam ne mënuñu ko ci génne Monseigneur Benjamin Ndiaye ñu boole ko ci ñoo bokk Sénégal ñoo bokk askan wi xam naa dafa waroon sant si bañ a sant Ndiaye waroon sant si bañ a sant Ndiaye parce que Ndiaye moom boo ko déggee mooy lu ñu gaaral lu yàgg te jaragul lu bare lu ñu ràcc rek teg ko nit ñi di ko romb te kenn jënd ko mooy Ndiaye tabarakallahu su ko defee nag ñu ñëw ci ñi nga xam ni ci jamono ñoom la yàlla jox genn wàllu jamono li dul diine te dend ak diine mu bokk ci li doxal àddina doxalul diggante nit ak yàlla waaye àddina lay doxal mu di république bi ñu nekk ki yàlla teg ci kanam mu di Macky Sall ak gouvernement am tegu fi boppam yàllaa ko fi teg yàllaa ko fi teg ci coobareem ndax boo seetloo ni mu fi toogee ak ñi mu fi fekkoon ñu bëgg fi toog yàlla ñëw teggil ko ñooñu ñëpp ñëw du teg ko fi mu toog
nga xam ne yëf yi dafa am boroom am doxalin am loi am règle li yàlla di def nag daf dul tàggoo du yëgle dafay dogal rek mu am innama amruhu ida arada shay'an an yaquula lahu kun fa yakun ñu ni usine bu yàlla di fabriquer mi ngi nekk baynal kaafi wan nuun Macky Sall jiite ko ñu di ko nuyu di ko jox li ñu ko ameel ci respect réew mi nekk ci loxoom ñuy ñaan lii yàlla teg ci loxoom yàlla na ca yàlla téye lu nekk mën nga jàng ba ñu ne sotti na yàlla jubbanti la nga taxaw wala fi dañuy wax ni tuñum gëleem lang na waaye daanuwul waxuma politique nag damay wax kilifa gu yàlla tànnal boppam te tàgguwul kenn teg ko ci béréb respecté ko ngir yàlla ma ko fa teg parce que respecté ko mooy respecté jëfu yàlla ci kaw suuf te lu yàlla def rek war nañ ko fonk bu jëloon benn dof tey samp ko ni mooy borom réew mi mënuñu lu dul topp ci gannaaw dof ba ko am sa ndox sang ko ko am sa mburu jox ko waaye ñu topp ci gannaawam ni yàllaa ko fi teg ñun yàlla def na sutura xëy na àddina ku ciy dund jëf-jëfu àddina waaye xeeruñu ci politique waaye du tere nag politiquement ku fi yàlla teg rek cër ba ñun dañ ko respecté di la ñaanal nag ndax waruwaay la ñu ne ci kaw ci waruwaay la ñu nekk nga amee baar bi di dawal war nañ la ñaanal ni ko Cheikh El Hadj Abdou Aziz daan ñaane yàlla bu pën a toj yàlla bu baar de couplement dog yàlla bu oto chaviré yàlla bu chauffeur juum yàlla bu kàmb am ci yoon wi yooyu yëpp ñu di ko ñaanal pour bëgg réew mi ñoŋ réew mi kenn moom ko ñëpp ko bokk waaye nag moom lañ ko teg ci loxoom mu mel ne yàlla yëg na ñëpp waaye moom la wóolu teg ko ci loxoom yàllaa xam kon mënuñu lu dul ni lii ko yàlla defal yàllaa xam lu tax mu def ko waaye yàlla nañu jik ñun ñëpp teg ca ñi nga xam ni ñoo fi nekk na moom dafa am fu mu toll woon bëgg réew mi yàlla jox ko ko foofu mu toll woon am na ñu fa toll bëgg réew mi xamaguñu leen moom nag mu ngi fi bëgg a yàgg ñooñu xamaguñu leen ñuy ñaan nag yàlla képp koo xam ni boo amee réew mi waa réew mi am noflaay jëriñu yàlla na ko yàlla teg ci sa loxo ñu di leen wax opposition waaye daal képp koo xam ni daa ñëw ëllëg ndax kenn saxu fi yàlla nguur cërëma te nguur gu sax dàkk cërëm mooy cërëm moo tax nag ñi ñuy wax nguur kenn ku ci ne yàllaay comp ca nguur ga mosal la boo demee nag booy bëgg a xàttar biku yàlla nangu la mu la joxoon xam ni nguur gu sax dund gu sax mën gu sax am gu dul jeex yàlla rek ko jagoo ñuy ñaan ñooñu tuddee seen bopp opposition ak ñii nga xam ni ñooy gouverner
ak ñi nga xam ni muhaayid lañu ñoom société civile ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk yal na yàlla coppati ci sa xol dugal ci sa xolu moroom ba xalaat yi soppiku bëggante am rusante am worma am kersa am teralante am jàmm am ñu jëriñoo ko yal nañ ko yàlla boole defal loolu moo di li nga xam ni moo fi am fii ñu toll moo waral coow li bare na fi jóg ak naa toog ñi naan na fi jóg nag bare nañu ñi naan naa toog nag kenn ku nekk sa bopp la tax di wax toogagoo waaye boo toogee yal na la yàlla jàppale ba nga def fi lu nit ñi mën a jëriñoo bi ci des nag mooy réew mi ñi nga xam ni ñooy gouverner di jiite bala bu ñu dee tëral dara bala ñu koy mën a doxal fokk ñu jaare assemblée waxtaan werante génne seeni xalaat tëral su ko validé loola war na am wala warul am waaye bu fekkee dañuy wax dëgg rek assemblée loolu amu fa la fa am mooy xuloo xeexoo dóorante kurpeñ saagante waxante lu bon ki nga faral bu waxee lu dul dëgg nga dëggalal ko ki nga contre bu waxee dëgg nga weddi ko loolu moo di loo xam ni moo fi nekk du xas du lu ñu sos ñoo ko fi def ñëpp teg ci seen bët ñëpp ci tegaloo seen bët bu yàggul rek lu mat ñaari yoon am na fi te jógoogu fi la assemblée waroon a jëriñ mooy ñañu fa teg ñuy ay député kenn ku ne région ba nga représenté soo ñëwee assemblée neen taliba de toj na nawet bi dog na yoon wa forage ba yàqu na lamp tàkk gu fa nangam wax a wax pour lu jëriñ foofa ñu seet nan ca ña ko war a jagoo ministre de tutelle ba ko war a amee mu seet nan la koy jagale loolu moo fa waroon am ña bëgg a wax ami soxla te mënuñoo agsi yéen ña ñu tànn ni demal leen ñu bu ngeen ñëwee war leen def lu wuute ak lañ leen santoon loolu moo di seen warugar nit nag doo ko chargé de mission mu bàyyi mission ba dox soxla boppam dem nañu ba nga xam ni ci wàllu àddina nii rek wàllu société repère amatul crédibilité amatul confiance amatul kenn yaakaaratul kenn ku ci nekk fa mu gën a ñaawee fa ngay tibbe saaga nañu politiciens yi saaga nañu sëriñ si saaga nañu ku deful dara saaga yiwul du defar kon war nañu mën a jéem a jubal war nañu mën a jéem a juboo ndax transhumance su mënee am juboo mën na am transhumance moo di
jubóowuma ak yow démb maa nga fale yaa nga fale jotewuñ dara tey ma xëy si rek jox la loxo nga jox ma loxo ñu daal di ànd lëngoo ñu daal di ñu portale ku mën transhumance nag ngir sa bakkan ngir àddina war ko mën a def ngir yàlla nañ leen transhumé ci yi nga xam ni yàlla gërëmu ko ñu bàyyi ko fa te transhumé wuti la yàlla gërëm ñaaw-ñaaw yi bare na trop wute gi doo xam fu mu fayti te it kenn ku ci nekk li nga bëgg soo ca jotee coow li ni kuy boo ca jotul coow li ni kuy dina nit benn mu am wala mu ñàkk loolu mooy réglo àddina foog nga am wala mu ñàkk su ko defee loolu di fi bëgg a yàgg loolu di fi bëgg a yàgg trop ñu dem nag ba mu yokk yées na mu meloon mu gën ko yées léegi yàlla nag mën na muñal ay jaam waaye du leen seetaan lu leen neex def léegi yi bon ci jamono bare na yi yàlla buggul réew mi dañu ni réewum jullit la ñuy puukare woo 95% musulman 95% yooyu boo ci dindi woon ñi xam waman naqasa wa zaada ñu tuuti la ñuy doon jàng nañu tubaab nekk nañu ay ingénieur nekk nañu xawma lan ak lan ñu ngi toppatoo ñu ngi dugg ñu ngi génn ñi lee ngi bitim réew international ñi lee ngi ci réew mi di borom diplôme xale yu tuuti yi léegi kenn nangootul wax wolof ñëpp tubaab la ñuy làkk loolu moo di xeeb sa bopp te sa bopp nag du yow yàlla la bind nii nga mel kon da nga war a nangu ni la yàlla def boo ñëwee ci jigéen ñi li yàlla bañ ñoom dafa mel ne dañu wax yàlla dama ni dafa mel na xasuma leen nag waaye loo am ñëpp teg ci seen bët maanaa yow yàlla daf la bind sa karaw gàtt nga wuti beneen karaw ni yàlla yow ba nga may defal karaw xëy na pénurie karaw dafa amoon bu mënalu loo ma defal karaw gu gudd nga ñëw defal ma lii ba noppi wëlbatiku naan rëbb naa ku yokk ku lonkal waaw wal mustawsila su ko defee nag yàlla ni moom ak yonentam ak ci malaakaam képp ku yokk yàlla rëbb na la ak ñooñu yàlla def na itam karaw yi fu mu jóge ñii ñu dee lañu dee foo xam ni duñu maye dara duñu bàyyi dara ku dee rek boo sa karaw guddee ñu wat ko jaay ko te itam feebar dafa bare te karaw sore ci deru nit nekk ci biiram boo ko watee rek mu génnaat kon ma nga ca biir a biir yàlla rek a xam fu mu nekk waaye boo tojoon bopp bi karaw du génn loolu jigéen ñaa ngi koy def mu bokk ci yàlla buggul jigéen ñi lii def boppu neen
ak bopp neen conséquences yi ci am fii góor ñi sax dañ leen daan tere bopp neen surtout waxtu timis ah loolu jigéen ñaa ngi koy def benn musiba bu mag am nag mooy réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi bi mu ñëwee jigéen ñi di photo wu di joxe adresse yàlla bind la ah ci gën jaa rafeti bind gën jaa rafeti bind yàlla bind la ci nga defar nga transformer tout su ëllëgee mu jural la jàngoro ju kenn mënu la faj loolu jigéen ñaa ngi koy def réseaux sociaux yi lu nekk ngi ciy xew commentaires yi saaga yaa ngi ci ñu ngi apprécier lii di xas lii di saaga lale kenn xamatul foo jëm góor ñi ñu nga ci la yàlla bañ lu fi yàgg loo xam ni juróon na fi coow bu yàggul mësu fi jóg nag yàgg na fi li naqadi yàlla nag ku yebu naqarlu ko ku ko naqarluwul ca nga bokk complice nga te li naqadi yàlla kenn mënu ko wutal am argument boo ko défendre amul ci àddina li yàlla ni bugguma lii nga indi argument ni lii baax na amul mu mel na état bi ci seen bopp ñoo war a contrôler état bi li fi warul am mënu fi ñàkk bañ a am foog mu am fi waaye kenn du ko manifester bi ci des mooy sàngara si xale yi di naan di ko jënd ci école yi mbuus 100 francs di ko naan loolu war nañ ci wax loolu nag mbirum état la beneen bi ci des moo di boîte de nuit yi bare na fi mbon gi bare na fi liberté bi bare na laisser-aller bi bare na jigéen ñi simmeeku seen yaramu neen yi nekk ci biti façon bu ne ñu di ko def fecc mi bare way yi bare doo xam looy def télévision yi bare télévision bu nekk am nga droit wu lu la neex génne loolu kenn mënu ci dara waaye nag boo demee ba di mag di responsable war a mën a am télévision war nga mën ni télévision bi day dinaa seet luy jëriñ réew mi ma def ko ci waaye duma ci génne lu bon duma ci génne lu bon xëy na télévision yombul jafe na parce que foog nga am sponsor foog nga am ku la jàppale nga soog a mën a dem waaye ni mën naa ko di def yu rëy am nga alal télévision bi lu ne di ci jaar lu waay bëgg a wax ko te la muy wax dara du ci dëgg lu waay bëgg a wax ko te dara rafetu ca mu mujj nekk moyen boo xam ni moom la ñu communiquer loo bëgg a wax nit ci nga koy jaar wax ko loo bëgg a gaaral nit ci nga koy jaar gaaral ko parce que léegi jëlal benn émission diine ki koy présenté moom rek ay amee kàddu animateurs yi duñ ci am kàddu ñu di leen jël nag borom xam-xam yooyu
di leen jël di leen taaj di leen wax loo wax yoo xam ni yàlla àndu ci yonente àndu ca te xam nga am na yoo xam ne soo ko dee wax walla nga di ko def jotewoo koog ñi koy dégg rek lañ ci am ki ngay dajal ëllëg moom nga amal affaire su ko defee ñaaw yooyu yëpp ñu war ko bàyyi lu ñaaw nag su dee am nit ku nekk am nga war nga mën ni lii ñaaw na bokkuma ci moo gën du man kenn lii ñaaw na te lu ñaaw nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu mu ci wax ku gis lu bon lu ne fexeel ba mu dañ soo ko mënul jéebaane ko ñëpp wax ca soo ko mënul ne ñëpp di ñaan ba yàlla jële ko fa xew-xew yi fii am ñuy manifester di marche di def leneen kenn ku ci nekk sa compte nga ca moom ngay régler sa compte ba nga cay régler kii dafay régler compte politique am kii régler compte mbañeelam ak enam kii régler compte économique am dem ci boutique ba toj ko jël fa la mu fa jël yóbbu këram 3 mois doo jëndi dara lépp nga am nga ko moo tax keroog bi manifestation yi amee fii ki ñuy wax ni dafa téléphoné ci woon benn xaritam xam nga mbokkam ni ko dégg naa Auchan bi ñu ngi koy toj buñ ko tojee nag mu ci jëlal meew waay dégg naa ñu ngi koy toj jëlal ma meew xam nga loolu bokkul ci manifestation bokkul ci mécontentement wu politique bokkul ci leneen loolu faj sa aajo la et seetaan bi it xaw bare waaye ñu xam ni Sénégal bokk na ci dëkk yi yàlla téyel boppam lii fi nekk di Covid la jël nit ñi kenn ku ne di ko jàmbat te doo ci def li yàlla bëgg li ci yàlla bëgg moo di képp ku mu fekkoon ci lu bon nga bàyyi ko dellu ca sa borom tuub jéggalu ko yàlla tëjul buntam te buur bu labir la nga tuub jéggalu ko man de wax dëgg yàlla ci lu bon laa nekkoon waaye daal comme damay dee ëllëg te xam lu may fekki naa teel a bàyyi li ma nekk rek yàlla daal la ci fekk jàppale la Covid bi fi nekk Covid bi jeexagul Covid bi jeexagul Covid bi du jàngaro Covid bi yàlla jéppi nit ñi wàcc balaa ci seen kaw wàcce balaa ci seen kaw ñu di ko doyadal di ko doyadal di ko doyadal ba ci fan yi ñëpp daw di wuti ñàkk te dañ ko doon kontar balaa la su boobaa nag ñun ñu tëjoon jàkk yi waaye santuñu kenn mu tëj am na nag ñoo xam ni seen pas-pas ci kër Seydi Hadji Malick fii la ñuy doxal rek la ñu ànd ak ñun doxal ko tëj seen jàkka ni bu Tiwaawan tijjiwul du ñu tijji ñun li ñu taxoon a tëj jógu fi
mi ngi fi ba léegi moo tax Ahmed Lamine Sall bu Serigne Abbas Sall radiyallahu anhu ba ñu jëkkee wax tijji booba kaa yi barewul ñu ni nañu tëju kaa yi bare ñu ni nañu tijji dafa ni ku gouvernement waxoon nga tëj bu la nee tijjil ñi nga xam ne ba ñuy tëj gouvernement taxul ñu tëj mën nañu bañ a tijji ba gisul leen doy ñu tijji loola doyoon na tontu Sénégal yëpp wax boobu mu wax doyoon na tontu pour tout le monde parce que répétition mooy am répétition boobu bu mbooloo dajaloo ñuy wax kenn wax dëgg na ñëpp incliné wu rek ci dëgg ga waaye moo gën man dëggu kii du sama dëgg dëggu kale du sama dëgg ci ñaare li koy waral bokkuñu parti wala bokkuñu sëriñ mu mel na alquran wax nañu ni lii fi nekk lu ngeen mën a def du fi jóg laysa laha min dunillahi kaashifa laysa laha min dunillahi kaashifa dafay am faw ba mu neex yàlla mu jëlee ko fi su ko defee li ñuy wax li ñu digaloon moo di diine dafa am lu mu santaane ci li ci gën a gàtt moo di fu lii am bu fa dem fu mu am fekk la fa bu fa jógee ñu bare denañ ci saxaaba yi te jëfandikoo sunna yonent bee tax ak waxam dëggal waxam moo tax ñu dee ca toujours ma wax ni Seydina Omar ibn Khattab day ba ko waaje ne da ngay daw dogalu yàlla mu ne ko waaw damay daw dogalu yàlla làqu ci dogalu yàlla léegi docteur yi li ñu am pour protéger population bi mënuñu leen faj waaye mën nañ leen aar ñàkk ay anticorps lay créer anticorps yooyu moo lay tax a mën a résister lii fi nekk ba bu la dee dalit du la dal bu fort waaye du tere nag mu dal la bu la waree dal la dal waaye bu la dee dalit du la gaaw semmal doo gaaw lot kon man de li di sama xalaat moo di bu ñu nee ñàkk na ñëpp ñàkku ji parce que mbirum yàlla man li ma gis fii ci mag ñi fi nekkoon ku ci feebar di naan aspirine boobu dañ koy xóoyal di ko naan wala ñuy naan kinin kinin sax lañ jëkkoon wax indi niwaa kinin indi chloroquine indi yu demee noonu waaw corifidrine nag yu kenn xamul waaye bala ñu ci daan naan benn doom dinañ ko téye ni tekk jooju lan la moo di yàlla maa ngi sabablu kii nag mënul ci man dara du ma faj yow yaa may faj daal di naan doom boobu ci sabablu léegi nag li ñuy def dañ ci génne yàlla li ñuy def lépp dañ ci génne yàlla léegi li ci des yàlla mënul lu dul fàkkal la yaay seet noo cey daanoo nag yaay seet noo cey daanoo fi mu la war a fàkkal na rek nañu dem ñàkku ji te bàyyi weddi bi fasalu ahla zikri in kuntum la taalamuun li nga xam ni daf la dal te xamuloo noo ciy def kala ci tane ci xam-xam demal jox ko sa bopp wala nga laaj ko docteur yee xam ñoo amee ñàkk yi na nit ñi ñàkku ji te toog xaar yàlla waxal ni yàlla maa ngoog fu ma nekk xam nga ko li ma bëgg xam nga ko
li ma ñàkk xam nga ko bu la neexee loo ma bëgg a defal xam nga foo may fekk yàlla fekk dafa ko neex betti lay xéewal ñu wax yàlla betti lay xéewal yàlla betti lay xéewal te ñu wàññi wax ju ñaaw ci télévision yi plateau yi wàññi weddente bi bu ñu ko mënulee bàyyi nañ ko wàññi docteur yi nga xam ni ñoo nekk ak malade yi di sonn guddeeg bëccëg nit ñi di leen daw ñoom ñu di leen ñooxu pour faj leen ñuy ñaan yàlla yal na leen yàlla musal te ku ñu tiim yal na nga wér amiin amiin ñi ci dee yàlla na leen yàlla jéggal amiin yërëm leen ñi ci dund te tëdd fa ñu tëdd mënuñu jóg yal na leen yàlla yëkkati ak jàmm amiin kenn bañ ca dee ñi tëddul yàlla bu kenn tëdd amiin docteur yi nag seen coono yàlla mu neen amiin yàlla nañ ci sonn ba xëy suba gis résultat bu positif amiin amiin muy seen liggéey yàlla fay leen ci amiin amiin te dañuy wax ni un bienfait n'est jamais perdu lu nit def ci lu baax yàlla nga ko denc bu man ya'mal misqaala zarratin xayran yarahu aw charran yarahu waaw li ci des moo di delloo sa bopp ci yàlla boo mënulee ñaan gu ñu bind nga toog ci sa làmmiñ yàlla li waral lii de maa ko def te yëguma ko ñaari àq dal ma ci ma def lu la naqadi def musiba ju ma yóbbuwaale jaam yëpp ba ñu loru ci mat la ñaan nga jéggal may ñaar yëpp keneen wéet ni maa def lii maa tax mu am keneen ni maa tax mu am keneen ni maa tax mu am léegi ñu àgg ca ka def la neexul yàlla ba lii am te lii daawul amee nii ci benn dëkk la daan amee ñu di ko coow Ebola barki démb la fi jóge waaye addina yëpp mu wër ko ñëpp lot kenn mënu ci dara yàlla leen xam ngeen ni maa mën man mii maa mën ku koy def-defle jële fi lii kenn mënu ko waaye bu ñu jubalee ñaan saraxe kenn ku ne xam nga koo tane nga dindi ci la nga am jox ko waaye dawal sa oto bu rafet sol sa mbaseñ ñëw sa daamina tak sa lunette tak sa montar romb nit koo war a defal lu nekk nga di ko seetaan moo tax Seydi Hadji Malick wax ni am bu ne nattu la ñàkk gu nekk nattu la ki am yàlla ngi seet na muy séddalee ndax dana séddale wala déet ki ñàkk yàlla ngi koy seet ndax dana yaakaar keneen ku dul moom wala déet kenn ku ci ne ci nattu nga toll boo yaakaaree keneen ku dul yàlla wa idaa sa'alaka ibaadi anni dafa xamul inni qaribul ujibu daawata daa idaa daani ku yebbu muñ kuy dund ku ne daa am kuy dund ku nekk daa am kuy dund ku nekk wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi risquha dañuy wax ni yàlla ba mu commencé maye digle di maye booba ñaan xewul waaye terewul la ma waxoon ma ngi koy def mu des nag yooyu fi nekk yëpp sëriñ si seen bopp ni yàlla lañ fi toogal sëriñ sëpp laa wax ni yàlla lañ fi toogal ku fi toogal yàlla bu yàlla ne xëy leen tool ñëpp war a xëy tool
bu yàlla dee bay toolam ñëpp war ci xëy waaye kenn xëyul lu ñu def moo di kenn ku ne yaa ngi toog di jàmbat di coow naan nañu ñaan te boo dee ñaan doo xam sax looy wax yàlla nag kattanam ak fulaam àgg na ci wa in yamsaska allahu bi durrin fala kashifa lahu illa hu waaye nag soo demee ba soppi ku mel ni yàlla bëgg wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadli waaye sëriñ si war nañu wax ci réew mi wax leen ma yéen ñii fi toog ku ci fàttaliku benn bés boo xam ne bii sëriñ si dañu daje di ziarante di nuyonte wala ñuy waxtaan ak seen njaboot gi njabootu diine la njabootu lislaam la njabootu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu dajaloo ñoom waxtaan bëgg a waxtaan ak mbooloo mi bu ñu ko defoon daañu mën a waxtaan ak gouvernement waxtaan ak mbooloo mi kon ay du fi bare waaye defuñu ko bu ma kenn ni waaye yow nag ndax def nga ko man bokk ma ci sëriñ si man ci taalibe yi laa bokk man aligné naa bu yàgg man ci taalibe yi laa bokk taalibe Seydi Hadj Malick laa taalibe Seydi Hadj Malick laa damay génn di yolos si fii ab sëriñ dafay am ñetti taalibe topp ko ku mu taseel nuyu la nga tàllal mu ñaanal la nga làmb as jëf jox ko mu def ci poosam waaye bala koy denc yër ko nag ba xam ñaata la loolu mooy sëriñ ñun nag ay taalibe lañ bu tooyee ñu paccax-paccaxi bu woowee ñu def ndànk loolu rek moo fi nekk def naa ni mën nañ yem foofu su jubee maa rafet xalaat su dëngee nag yéen ñi ma seetaan may wax ngeen noppi yéen a ñaaw xalaat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, au nom du Khalife général des Tijanes, vous faire l'économie du message extrêmement important qu'il vient de délivrer à l'adresse de la nation sénégalaise tout entière, à l'occasion du nouvel an musulman qui vient d'échoir, mais également dans le contexte extrêmement chargé dans lequel se trouve le peuple sénégalais, tenant compte de la situation
d'extrême inquiétude de la situation liée à la pandémie du Covid-19, dont nous savons les effets très éprouvants qu'elle a eu sur le peuple sénégalais de manière générale, et pour lequel il était important que sa voix soit entendue, parce que, incarnant la voix de l'espoir, l'espoir d'un homme qui a décidé de poser son pas sur celui de ceux qui l'ont précédé, naturellement ses pères et maîtres, naturellement celui de son grand-père Seydi El Hadji Malick radiyallahu anhu, qui dans des situations similaires avait l'habitude de poser des actes qui rassurent, de prononcer des paroles qui tempèrent. C'est dans cet esprit qu'il a adressé son message à toute la communauté musulmane du Sénégal pour leur présenter ses vœux les plus sincères, mais également à l'endroit des autorités publiques du Sénégal, notamment le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et son gouvernement, pour les efforts déployés pour trouver des solutions aux problèmes auxquels le Sénégal est confronté, de la même façon que le monde entier l'est, pour que cette pandémie soit vécue avec plus de résilience, parce que, comme il l'a souligné dans son discours, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle par rapport à cette pandémie, il n'y a que de la résilience. Et c'est donc dans cet esprit qu'il a convié la nation sénégalaise à cette résilience, tenant compte des orientations et des recommandations qui ont été données par les hommes de l'art, les hommes de science que sont les médecins, qui naturellement n'ont pas eu de répit depuis, pour amener les gens à être plus conscients des menaces que comporte cette pandémie et dont seul le respect des recommandations qu'ils ont données peut permettre de le surmonter. Et l'une des recommandations les plus importantes, et je dirais même l'une des solutions les plus probantes qui sont entre nos mains, est la vaccination. Et donc il a fait un appel aux populations pour les inviter à se faire vacciner comme lui-même a eu à le faire et à inciter sa famille à le faire. Puisque c'est la seule solution qui existe aujourd'hui, il invite le peuple sénégalais de taire toutes les spéculations concernant cette vaccination, parce que la vaccination n'est pas la solution finale, mais elle nous permet de ne pas tomber dans la fatalité d'une aggravation de la maladie lorsqu'on en est touché. Le Khalife général des Tidjanes invite donc les populations du Sénégal de respecter cette consigne des autorités sanitaires et d'aller se faire vacciner de la meilleure manière possible et de manière disciplinée, tenant compte des dispositions prises par l'État du Sénégal pour faire en sorte que cette vaccination puisse atteindre le maximum de personnes. Le Khalife a également insisté sur la nécessité de faire un retour
à Dieu, tenant compte un peu de la responsabilité de chacun, par rapport à cette situation. D'abord, en faisant notre examen de conscience qui permette à ce que, évidemment, tous les maux, toutes les tares qui sont en nous puissent être expurgés pour un retour vers les recommandations et les enseignements de la religion musulmane. Sortir ce qui est mauvais en nous en termes de comportement. Il l'a cité, donné des exemples par rapport à ce qui se passe de manière générale dans nos rapports les uns les autres. Le manque de respect, le manque de hurma, comme on a l'habitude de le dire entre nous, qui fait que chacun s'étripe, chacun met en avant son bon vouloir au détriment de l'intérêt général. Donc le khalife invite les populations à un examen de conscience pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse voir les comportements les plus adéquats à avoir pour que la construction nationale à laquelle on aspire puisse être une réalité, notamment dans le respect de la parole, dans le respect de l'intégrité de chacun, dans la promotion de la bonne parole, dans la promotion des paroles qui apaisent, des paroles qui construisent, éviter la polémique. Il a donné l'exemple de ce qui s'est passé auprès des élites, souvent qu'on voit très souvent au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on voit des députés qui sont les porteurs de l'espoir, les porteurs des aspirations des populations, s'agripper, s'étriper, et qui donnent une image très très négative de notre démocratie et de la façon dont les gens devraient collaborer entre eux pour que cette nation puisse se construire de la manière la plus adéquate possible. Le khalife a également insisté sur la nécessité d'encourager, dans le cadre justement de la lutte contre la pandémie, d'encourager les médecins dans leur effort pour sauver des vies, en nous-mêmes prenant en charge toute la responsabilité qui nous sied, cette responsabilité individuelle, d'éviter en tout cas les gestes à risque, notamment les rassemblements, de respecter les gestes barrières, de porter les masques, de se laver les mains. Il a insisté là-dessus pour aider les médecins et un peu attendrir un peu leur charge, parce que cette variante qui nous est venue dernièrement, ce mutant qu'on connaît sous l'appellation de Delta, est un virus beaucoup plus virulent et qui nécessite que chacun en soit plus conscient et prenne en charge, en ce qui le concerne, sa responsabilité de respecter toutes les recommandations qui ont été données. Le khalife en a profité également pour présenter ses condoléances aux familles des disparus qui ont disparu dans le cadre de la pandémie de Covid-19 et présenter ses condoléances à leurs familles. Mais également, il a surtout présenté ses condoléances aux deux figures emblématiques de l'islam que sont le khalife général des Layènes, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, qui nous a récemment quittés, mais également Serigne Abdourahim Seck, et a prié pour le repos de leur âme en présentant ses condoléances les plus attristées à leur famille et à leur communauté. Il a également salué et encouragé
les khalifes généraux qui ont été récemment portés à la tête de leur communauté, en priant pour eux, pour que leur mission puisse être une réussite à la tête de ces communautés-là. Mais également, il en a profité pour présenter ses vœux à tous les chefs religieux du Sénégal, tous les califes généraux, en priant pour eux à l'occasion de la fête du Nouvel An. Voilà de manière assez ramassée le message que le khalife général de Tidjane, Serigne Aboubacar Sy Mansour, a voulu délivrer, que nous avons tenu à résumer en français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا